sant yàlla ci lim nu may ñu mottali suñu yéene bi doon déglu nit ñi ñu jël kàddu laaj li ñu bëgg a laaj effectivement benn am na koo fi wax maanaam liñ fi dajale du politique politicienne c'est vrai politique la nag mais mooy politique gu Thiès politique gu dëkk bi politique gu intérêt waa Thiès mais pas politique partisane ni politique gu par parlo xam ngeen ni il y a exactement une semaine le 13 octobre 2018 nous avons mobilisé des milliers de Sénégalais dajale leen Esplanade Grand Théâtre ñun suñu bëggoon politique tey fii dina fees ba kenn wax mais respect bu ñu am ci Thiessois yi moo waral exercice bi bu amee ñu bëgg nit ñi librement ñu mën a dikk mën a jël seen kàddu mën a wax jour bu ñu demee ba toll ci campagne électorale bu boobaa dinañu génnee ngelañu yoo xam ne ngelañu campagne électorale bi jataayu citoyen la boo xam ne citoyen Thiès yi ñoo ko moom et j'insiste toujours pour wax leen ni leen su la yàlla defalee lu keneen amul te muy lu baax da nga koy téye te waa Thiès ñoo ko war a téye nag te ni ñu koy téye mooy fexe ba suñu waree di teew ñuy teew ci jataay yu mel ni mu mel ne ci laaj yi nga xam ne laaj nañ leen te ñu war ci tontu am na ci benn bu am solo mu jóge ci étudiants yi étudiants yi ñu ngi laaj lan la ñu prévoir pour que bus yi di mën a àgg ba ca ñoom nit ñi dañuy faral di wax tombé waral ay gaaf waaye tombé waral rafet gaaf ndax tey jii dafa tombé ñu jot lettre boo xam ne regroupement wu transporteurs yi chauffeurs yi ñoom ci seen bopp ñoo ñëw di lu xamal ne ñi ngi ci yoonu taw yi yoon yi bis yi daan dem ba mu mën a àgg ba ci feneen foo xam ne nekk ko woon te loola bu soobee yàlla danañ ko fexe ak ñoom ba loola ci étudiants yi bëgg ñu am ko ci ndax loolu aussi ci farata yi la ko alors beneen bi ci topp aussi ci audience foraine yi yaakaar naa ne conseil consultatif de la ville ni am na ay démarches yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko def ngir mu am audience foraine xëy na nag duñ ko yemale ci ay quartier dañuy fexe comme ville lañ ko indi waa ville de Thiès yëpp man cee bénéficier wu dinañu fexe ba mu am ci durée boo xam ne dana amal solo ñëpp lu jëm ci wàllu inondation dégg ngeen fii ma wax leen projet boobu nga xam ne mi ngi tudd restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès muy liggéey boo xam ne ñu ngi ko def avec les Allemands bu ngeen xamee Thiès Thiès ay plateau ñoo ko wër fii ñu toog tey dafa bokk ci cuvette bi boo avancé tuuti jëm fi ñuy wax Jules Sagna mooy point bi gën a suufee ci dëkk bi loolaa ba waral ndox yépp foofu la jëm yenn yi jëm sampaate ñi ñu fi jiitu woon lu yàgg ba ci jamonoy tubaab yi dañoo defar ñaari daloo benn bi nekk sampaate benn bi nekk Jules Sagna ñaar yépp nekk ci suufu raay ndox ma di fa jaar mais bañ koy defar mag ñi xam nañu ne ci plateau yi dafa amoon ay déeg bu taw masaa am amoon na gàncax goo xam ne daana téye ndox mi
amoon na yoon yoo xam daanañu orienté ndox mi mu jëm ci tool yi jamono yooyu ñun bi ñu nekkee xale daanañ dem ci ay déggu Kounda déggu Deux Poto bëri woon na dégg yu nekkoon ci biir dëkk bi mais yu ci bëri fay nañu ngir nit ñi nañuy dundee ci yenn gox yi dañu dem ba gàncax gi lu ci bëri yàqu kon su ngeen déggee ñu ni baatu restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès c'est parce que écosystème yooyu dañ leen a agressé ba la daan téye ndox mi defatu kon ndox moomu di wal di ñëw nag ci cuvette bi di nga toog yenn saa yi taxaw fii ci bunti mairie yi gisoo muy taw te nga gis ndox mi di romb c'est parce que ndox bi bu tawee ci kaw ci plateau yi fa lay jóge rogalaat di ñëw ndax la ko daan téye téyetu ko ndax nit ñi dinañu tabax fu ndox mi waroon a jaar mu désorienté wu nit ñi dinañu ñëw ci ni ñuy dundale seeni jur wala ñoom seen bopp ni ñuy dundee lépp loo xamante ne moo daan permettre de préserver les écosystèmes ñoom ñu déstabiliser ko à partir de ce moment ñi nekk ci cuvette bi ñoom ñooy subir conséquences yi maintenant quand il a fallu régler le problème looy def da ngay am plan boo bëggee tabax da ngay am plan nous avons privilégié d'abord la réflexion ñu taxawal benn kuréel boo xam ne dafa gëstu d'abord ba noppi bi ñu gëstoo ñu gis ne ñaari daloo yooyu benn bu ci nekk ña ko doon defar quantité ndox ma fa doon jaar ak vitesse bi ñaar yëpp dafa yokk kon attanatu ko nga dolli ci population yi ci biir daloo yooyu dañ fay sotti mbalit léeg-léeg ñu def fa suuf ba nga xam ne ndox mi fa daan jaar mënatu fa jaar day dellu si waat bu dellu si waatee mu créer ay inondations pour régler le problème nag y avait deux possibilités benn bu njëkk bi ñu exclure ko ndax redimensionner les daloo mënul ne ndax dafa nekk ci suufu raay mën na ne mais ça demande énormément de milliards yoo xam ne ñun amuñu leen nous avons opté pour liggéey en amont muy fa ndox mi di jógee ci plateau yi ñu intervenir fa moo xam côté Kissane moo xam côté Daral Pël ginnaaw Thiès noonu moo xam côté Morolan booru Poñeen ak yooyu yëpp ñu intervenir ci zone yooyu nga xam ne population ya fa nekk pendant 3 ans liggéeyloo nañ leen ci loo xam ne ñu bëri duñ ci woon teg seen bët mais ñu def ay ouvrage pierreux def ay cordon pierreux def ay ouvrage creusé ay demi-lune ak yeneen yoo xam ne tey jii boo fa demee di nga fekk gox yoo xam ne ay xeer rek la mujjoon doon tey jii mu amaat ñax tey jii nit ñi di fa man di yóbbu seeni jur te bu demoon na ba nga xam ne loolu amatul loola nag moo permettre que bu ngeen seetloo année bi lu mu am ci benn moment quelques inondations wuute nag ak la daan am ndax dafa am bis boo xam ne taw bu metti bi am ci Thiès maanaam tàmbaleewul ca kaw ci biir Thiès ci boppam la taw fekk na daloo bu mel ne bi nekk Sampaate am na population yu dëkk ci ginnaaw raay ba foofu ñuy wax Balabé 2 yoo xam ne bu ndox mi dee jàll énormément ci seen kaw la jëm si parce que des gens ont pris cette place là teg fa ay nit ci loo xam ne warul woon a am ñooña aussi pour bañ loolu am xëy na nuitamment ñuy jóg di sëkk daloo bi di ci def suuf ba bi ndox mi ndikkee dafa dellu si waat ci population yi nga xam ne ñoo nekk côté Sampaate loolu mooy li nga xam ne moo xew léegi nag dans le cadre de Promoville am na liggéey yoo xam ne li wérte woon mooy su fekkee ne àgg na ak jàmm puisque non seulement dañuy defar tali mais prévoir ci assainissement prévoir ci éclairage public loolu suñ ko boolee ak liggéey bi nga xam ne normalement communes yi ñoo ko war a def muy curage des caniveaux 2014 ñun ñoo engagé woon def ko mais biñ ko defee am na ñu dal suñu kaw ay maire ne ñoom ñoo ko war a def te ñun li ñu intéressé mooy waa Thiès waay war ko am ko léegi nag ñun jël nañu suñu ay matukaay yoo xam ne léegi lépp loo xam ne toogati nañu ab maire yi war ko def ko danañu jóg wuti ay moyens def ko à sa place parce que bu baaxul buñ leen tudd man la ñuy tudd loolu mooy dem ñépp ñu bëri xamuñu ne
lamp yi ci mbedd yi mairie ville yorewu ko léegi rek am na note bu ma jot ñu wax ma Mbour 1 dafa am côté yu lëndëm effectivement xam naa ko mais loolu mairie ville yorewul loolu entretien du réseau d'éclairage public commune yi ñoo ko yore ville li mu yore mooy extension du réseau d'éclairage public suñu tabaxee quartier bu bees waa Sénélec war faa yóbbu courant ñun ñu yóbbu fa ay lampe loolu la ville yore mais comme tey jii nit ñi Talla Sylla lañ xam quartier bu ci lëndëm bu ma fa rombee ñu ne ma monsieur le maire de quartier bi daal lëndëm maintenant nag soo jógee def ko ay maire jóg ne la voilà ñun ñoo ko waroon def waa Kër Sëñ Ablaye ni ñoom am nañ seen mbedd moo xam ne dañ ko waroon defar ba ma jógee ñëw leen ne nañ defar mbedd bi sëñ baa ngi ni sëñ mi voilà man ci sëñ Ablaye booba ngi ni ma bëgg a defar mbedd mi ñu def délégation ñëw ne du compétence su ville bi ma gisee ne ñi ñu ko tee def defuñu ko damaa ñëw ne leen man ci koñ bi laa dëkk sama 10 000 cotisation ngi nii moom mii laa ko jox ma ne ko seetal nit ñi ñu cotiser bu ko waa koñ bi commencé defar bu boobaa en tant que ville dinaa ñëw jàppale leen ñu defar léegi nag li ci suñu kanam lu ci waay war a def boo ko defulee ñun dinañu wuti nuñ ko mën a defee bu boobaa dinañ ko jóg def boo ñu waxee sax duñ la faat loolu mooy def parce que comme xam nañu ne bu nit ñi amul lu ñu bëgg amul lu ñu kontaan ñun la ñu interpellé au niveau de la ville ñun nous allons prendre nos responsabilités seet moo xam au niveau du gouvernement moo xam au niveau de nos partenaires extérieurs même loo xam ne du suñu compétence su fekkee ne gis nañ ne sooxe na te ñu mën a trouver kuñ ci jàppale dana ñëw taxaw ci loolu ngir lépp loo xamante ne dafa jëm ci intérêt Thiès yi notre responsabilité mooy ñu taxaw ci. maintenant l'agression ou les agressions ci wàllu foncier bi dafa am loo xam ne dafa war a dakk te day dakk mooy njublan ci wàllu suuf xëy na bi ñuy doog a ñëw nit ñaa ngi discuter kan moo yore kan lañu dénk compétence ci wàllu suuf pourtant day ñi daan fekkee conseil de ville gis nañu ne dama doon ñëw teg sama ordinateur booba préfet ngi toog ñi xam yoon bi ñépp a ngi toog man leen loi bi lii la wax bëri na ci ñoo xam ne da nga leen daan dégg ñu naan acte 3 bi c'est mal écrit déedéet du loolu dafa fekk ñu ci bëri ñoom ñoo mënta lire loi ñoom ñoo mënta lire code waxuma mën ñoo lire français de waxuma loolu xastewu dama ne ñu ci bëri maanaam jànguñu loolu te laajte wuñu tamit man du droit laa def mais damay laajte damay dem seeti ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu ma laaj leen parce que kenn mënul xam lépp bi ma demee ba am ci lu ma leer dama leen soo ñëwee ci code bi nga ñëw li ñuy wax article 81 mooy fixer les compétences des communes mais li nit ñi di fàtte toujours mooy balaa ñu énumérer les compétences de la commune dafa am benn wax bu gàtt bu ci nekk te am solo mooy sous réserve des dispositions du chapitre 5 du présent titre dañu wax ne le conseil municipal exerce les compétences suivantes sous réserve des dispositions du chapitre 5 du présent titre nga dem chapitre 5 ñun la disposition relative à la ville. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que soo nekkee dans une ville compétence yooyu ñu bindal ville commune ba ca nekk du ko exercer tey y a 552 communes au Sénégal 46 kese moo ci nekk dans les 5 villes 19 à Dakar 16 à Pikine 5 à Guédiawaye 3 à Rufisque 3 à Thiès muy 46 506 communes ya ca des nekkuñu ci biir ville mooy ñooñu article 81 compétence ya fa nekk yépp communes yooyu dañ leen di doxal maanaam tey boo demee Louga nekkul ci biir ville maanaam Louga sax dañ koy tuddee ville boo demee Saint-Louis noonu boo demee Kaolack noonu boo jógee nga dem dëkk bu mel ne Xombol commune la bu nekkul ci biir ville
boo demee Diourbel commune la bu nekkul ci biir ville boo demee Ziguinchor commune la bu nekkul ci biir ville ça veut dire que commune yooyu la totalité des compétences prévues par l'article 81 dañ leen di exercer mais soo ñëwee dans les 46 communes yi nekk dans les 5 villes am na compétence yoo xam ne nekkoon nañ ci article 81 suñ leen reprendre ci article 169 ça veut dire que c'est la ville qui les exerce ndax article 169 dañ ne la ville exerce les compétences dans les domaines suivants mais la deuxième compétence des communes au niveau de l'article 81 mooy la première compétence de la ville au niveau de l'article 169 muy lan plan général d'occupation des sols, projet d'aménagement, de lotissement, aménagement des périmètres affectés à l'habitation. Loolu c'est très clair. Li ñu bàyyee communes yi muy autorisation de construction de lieux d'habitation wala de campement mooy autorisation de construire loolu la ñu bàyyee communes yi te tey boo demee ci dëkk bu mel ne Dakar nga xam ne am na ci commune yooyu benn boo xam ne sax am nañu ak ki nekkoon foofu maire de ville muy Yoff mais ñoom dañoo def sax seen délibération jël compétence yu boobu delloo ko ville ba parce que ñoom nee nañ amuñu les moyens techniques pour doxal compétence boobu parce que compétence piège la ndax c'est une compétence boo xam ne liée tey jii boo jógee c'est l'urbanisme qui instruit balaa dossier bi di egsi ci yow jaar na ci service technique yi mu war a jaar yépp ba ñu joxe avis favorable ce qui fait que yow par force da ngay signer léegi di nga signer affaire boo xam ne léegi bu ñuy ŋàbb suba yow la ñuy ŋàbb te fekk yow dépendrul ci yow donc loolu mooy li nga xam ne moo xew à partir de ce moment là c'est très clair IGE ñëw nañ fi def fi liggéey mission de vérification bi ñu paree ñoom ci seen bopp ñoo addu ci coow loolu amoon diggante communes yi ak la mairie ville en matière foncière ñoom ñu ni l'analyse combinée des articles 81 et 169 ne laisse place à aucun doute. Ça veut dire que la compétence en matière foncière revient à la ville de Thiès. Et cette compétence, nous avons décidé de l'exercer pleinement en rapport avec les services de l'État qui sont concernés. Muy impôt et domaine, muy cadastre, muy urbanisme, muy la préfecture. Maintenant, en tant que maire de ville, su fekkee ne dafa am loo xam ne jóg nañu pour def ko dans une commune, le code nous demande au maire de la ville d'associer le maire de la commune à l'étude des conditions générales yi war a mën a jur réalisation ci loo xam dañ ko war a def dans tout ou partie de sa commune. Loolu c'est très clair dans notre tête. Mais li leer ba leer mooy il faut que les maires des communes arrêtent bu fekkee ne ñu ngi ci woon ñu arrêté di dugg ci ay affaire poche ak di dugg ci ay njaayum suuf wala lu ñu manti def ñun am nañu ay information yoo xam ne les spéculateurs ci wàllu suuf ci biir dëkk bi dugg nañ ci ay xeetu njublañ yoo xam ne mais li wérte woon mooy Descos mi ngi ci dëkk bi et que képp koo xam ne dugal nga sa bopp si giraawaale boo yàggul boo moytuwul si kaso bi nga ji parce que nag loolu mënta wéy man maa leen fi waxoon ne leen ku bëgg na bind xam nga lu tax ma wax leen ko parce que damaa xam ne bu ñu demee war a joxe mu am benn lotissement bu maanaam ku bindul woon yow foofu liquidé nañ la mooy doo am li nit ñi daan def mooy dañ daan def ay demandes fictives teg nga xam ne buñ ne ñan ñooy ana demande yi ñu génne yooya bu ko defee nga ne ci sa jabar ne ci mbindaanam ne ci tantey bàjjenam ne ci xaritu bàjjenu tantey kii nu mu tëddi mbokkam ne ci loola moo daan am mais loolu man leen dafa war a dakk mais pour mu dakk yéen citoyens da ngeen di bind teg fi bu ko defee su dee am nañu 500 yi ñu war a joxe 500 ñu génne muy 10 000 demandes xam nga 10 000 yëpp mun ñoo am mais 500 yooyu ci biir 10 000 lay jóge moom parce que maa koy présider te kenn du ko ñubla loolu mooy li xew donc loolu ngeen comprendre alors
dinañu fexe ba mu demee noonu. Maintenant conseil consultatif de la ville invité naa leen ñoom nee naa leen yéen da ngeen ñuy réfléchir ci suñu amee 1000 wala 2000 parcelles yu ñu war a joxe wala bu mbuurkat bi ubbee comme ni ko président ni mu ci dimbalee nit ñi ñun dox nañ ci ñeneen dox nañ ci président de la république wax naa ci ak moom lu leer képp ku fi ñëw muy maire commune ak lu mu manti doon di wax waa mbuurkat ci foofu dara xamu ci dara mënu ci dara man maa la ko wax xamu ci dara mënu ci dara waxtaan na ceeg président de la république li ma ci war wax ak moom pour que loola lu ca génn jëm ci waa Thiès te benn xeetu njublam du fa les projets yi nga xam ne mooy mën a permettre ay nit yu bëgg liggéey ci biir Thiès ubbi fi ay bërëbu liggéeyukaay tamit yu mën a tax doomu Thiès yi amuloon liggéey man ko am ñooñu ñu yaatal leen ci ay daara yi nga xam ne dañu war a am pour nit ñi man cee kii ñu fexe daara yi am ci wàll ñu fexe këru diine yi am ci wàll ñu fexe jàngukaay yu mag yi muy jàng xeetu jàng bu mu manti doon femmes yi seen projet yu mag yi man ci am loolu la résidence Cheikh Saad Bou on l'a prévu dans la ville de Thiès loolu lu ñu wax ak président de la République tënk la kon maa ngi waxaat ñi nekk foofu mbuurkat nañ teey te bañ a wax ak ku manti doon ndax mbir mi day tegu ci yoon depuis que le président de la République a parlé de régularisation à l'occasion du lancement des travaux de KMS 3 gouverneur préfet ak ñun ñi ngi ciy liggéey parce que dañ ko bëgg a teg ci yoon waa DSCOS aussi ñi ngi foofu pour seet nit ñi nga xamante ni fi ñu tegu foofu war nañ faa tegu ñu seet nu ñu leen di accompagner maa leen recevoir oon fii ba ñu tojee seen kër yi maa leen recevoir oon fii ne leen li ngeen fi ngeen nekk waru leen faa nekk kon amu leen benn droit waaye nag ay Cees waa ngeen dañ leen war a jàppale pour ñu jàppale leen da ngeen naan tekk ñu seeti kilifa gi seeti ñi ñu war a seet nun koy jaare ba régularisation am bu régularisation amee ñu seet néew doole yi nga xam dañ leen naxoon ba jaay leen foofu ay terrain ak ñi nga xam ne dañ leen a dugaloon ci loo xam ne ñoom yaakaaroon nañ am nañ ci droit te amuñu ci woon droit ñooña ñëpp ñu seet nu ñu leen mën a dimbalee ba ñu am waaye nan la ñu mën a fexe ba ñoo xam ne mësuñoo am te bëgg am te nekk ci dëkk bi te am sañ-sañu am ñu seet nan la ñuy fexe ba ñu am ci loolu lañ ne donc ci wàllu foncier bi loolu moo ñu yëkkati alors je pense que am na mbirum inondation yi muy Malamine Senghor muy yeneen quartier yi nga xam ne touché nañu ñun dañoo bëgg mu am une mobilisation extraordinaire des Thiessois d'abord les ressources intellectuelles yi ñu am te mën a ñëw ànd ak ñun xalaat yi pour seet naka la ñuy trouver ay solution ñu ñëw ànd ko ak ñun ubbi nañu suñu bunt ci Thiessois yi nekk ci diaspora bi ubbi nañu suñu bunt ci Thiessois yi nekk ci biir Sénégal ubbi nañu suñu bunt ci Thiessois yi nekk ci biir Thiès te képp koo xam ne am nga ci xalaat boo xam ne bëgg nga partager ko avec la ville de Thiès maa ngi demander à la direction des services techniques de la ville di demander aux différents conseillers que ñu ubbi seen bunt pour recevoir xalaat yi nga xam ne mën na permettre ñu mën a combattre les inondations et y mettre un terme définitif li ci des mu jëm ci wàllu mbalit wax naa leen ni suñu projet boobu mi ngi ci yoon di ñëw liggéey bi depuis le mois de janvier ñoo ngi ci waa Fonds pour l'environnement mondial ñëw nañ fi ñoom ak waa Banque ouest africaine de développement ñu recevoir leen fii ñu jógewaat fi au mois de mai dem Lomé ci siège bu BOAD liggéey fa ak yeneen juróomi ville yi nekk UEMOA te projet bi concerné leen bi ñu paree ñaari institution yooyu choisir ay consultants ñooñu def benn liggéey def revue documentaire ba pare ñëw fii ñun ñu recevoir leen def fi audience publique ci salle de délibération bi
laaj les associations des femmes laaj les jeunes laaj ñi daan yëngu ci wàllu yooyu yépp nit ñi joxe seen xalaat yépp leen ñooña dem ñi ngi weccanteeg ñun ay mail di weccanteeg ñun ay correspondance pour seet naka la ñuy fexee ba la directrice des services techniques de la ville balaa yàgg mu demaat Lomé rencontre la boo xam day dajale ñi yore les services techniques des civils su rencontre boobu jeexee ñoom ñu tënk lu mu sori ci ñoom li ñu prévoir mooy mois de mai ñoom ñu pare tout le dossier conseil d'administration bi validé bu Fonds pour l'environnement mondial ñu commencé dugg ci liggéey ñun ci diggante bi ñu war a waajal dëkk bi ñi yore GIE yi yëngatu ci loolu ñi yore kuréel yi yëngatu ci loolu bu ko defee ñun wax nañ leen ne nous voulons avoir une opération une maison deux poubelles su ñu demee ba kër gu nekk war a mën a am ñaari poubelle benn boo xam dañuy seet li ñu war a mën a jariñoo waat ñu di ko ci def ak benn boo xam ne yenn mbalit yaa cay nekk bu ko defee yi nga xam ne war leneen mën a jariñoo waat ñu fexe ba mu am ay bërëbu transit fukk ba fukk ak juróom yu am ci biir dëkk bi yoo xam ne au lieu nit ñi di dem ba décharge ba foofa lay mbir ma di yem ñu teg fa loo xam ne bu nit ki indee mbalit mu ñu war a mën a jariñoo waat bu demee bu ko joxee ña fay toog te di ko jël mën a yëkkati xaalis jox ko mu doon loo xam ne déjà njariñ lay doon ci biir kër yi xale yi sawar di segg mbalit mi ci biir kër yi sawar tamit di ko jël di ko yóbbu ca barab yooyu loola mooy projet bi nga xam ne ci la ñu jëm ci wàllu mbalit comme nag li ñuy wax Ndar xëy sotti Thiès xëyul sotti moo waral boobaak léegi j'ai reçu énormément de missions ici qui sont venus nous parler de gestion des déchets ndax xam nañ ne loolu xéewal da ciy génn ndax traitement ak revalorisation mais gaawantuwuñu dañoo préféré toog ba gis loo xam ne wóor na loo xamante ne ñun ñoo koy defal suñu bopp ñu bokk ko nag ak ñoo xam ne xerañ nañ ci yenn wàll yi ñu associé leen ci pour def ci loola am nañu yaakaar ni léegi incha allah mu sotti maintenant bu leer y a pas mairie ici population là-bas amul maire ici citoyen là-bas maire population yi la fi nekkal maire citoyen yi la fi nekkal ñun ñoo far man su ma waxee ci wàllu élection je soutiens le président de la République teewul kuy revendiquer ci Thiès maa ngi ak yow waaw man kuy revendiquer ci Thiès maa ngi ak yow na ngay revendiquer lu jag rek cheminot yi bi Tounkara bi ngeen di marche damaa génn fii ànd ak yéen dox ba ci gouvernance jël parole porter seen revendication waa santé bi ñuy marche ñëw fii au niveau national damaa génn ñëw taxaw seen kanam faral leen jàngalekat yi bi ñu koy def maa fekkul fii su ma fi fekkoon maa ñoom ñooy ànd beneen catégorie Thiès bu fi nekk am lu ko naqari di marche su ma ko yégee maa ngi ak yow parce que ñun ay citoyen lañu ñun seen surga lañu maintenant noonu ngeen di marché di revendiquer yenn saa yi ma doxal leen ci loo xam ne marche du ko am parce que su ma gisee président de la République dama naan ko cheminots yi nangam commerçant yi nangam imam yi nangam étudiants yi nangam femmes yi loolu lay def parce que yenn saa yi il peut arriver que nga def 20 marches benn waxtaan trouver solution bu gën a am solo alors loola moo tax ma di ko wax ne ñun kuy wax waxu cheminot ñun ngay dimbali ku bëgg raay bi dekki ñun ngay dimbali parce que bu raay bi dekkee baax na ci Thiès waaye baax na ci Sénégal baax na tamit ci sous-région bi te benn dëkk mënul développer wu sans raay mënut a ne sauf foo xam ne suuf si permettre wul raay am fa te loolu raar na te yenn yooyu ci yenn îles yi la am mu doon îles yu ndaw ndaw fii mën naa nekk mais je pense que bi fi président de la République ñëwee ci benn dëj bu fi amoon am na lu mu fi leeral ci wàllu woowu te loolu mi ngi ñëw te man gëm naa ni ñun lu ñu mën ci pousse pour loolu a egsi daañ ko def kon
nous sommes ensemble danañ joxante loxo bu baax a baax di suivre ce dossier pour que les intérêts des travailleurs soient préservés, mais au-delà des intérêts des travailleurs yi fi nekk ñu penser aux intérêts des générations à venir pour que ñu réhabiliter raay dundalaat ko yóbbu ko fu mu daawul àgg sax ba bu ëllëgee ñu xam ne Sénégal am nañu ambition émerger réellement dans ce domaine-là également. Maintenant dama bëgg rek ngeen xam ne ñi fi toog kenn ku ci nekk souvent dinañ investir ci yoo xam ne du ngeen ko teg bët. bëri na fi lu fi ay tudd équipe biñ fi nekkal bind nañ ko nee naa leen toujours du question yépp la ñuy tontu dafa am yoo xam ne da nga koy yëg xam ne daa am lu la ci war nga def ko donc ñoom kenn ku ci nekk dégg na ko lañ ca war a def ñoom xam nañ ni fii ak juróom-benni weer maanaam ndigal wi ñu askan wi jox mooy ne ca loola doole ko ca mébét ya ñu amoon am naa yaakaar ne fii ak juróom-benni weer dana am yenn question yoo xam ne daañ ci avancé lu bëree bëri incha allah mu des nag xanaa di sàkkuwaat ñaan mag ñi fi nekk kilifa yi fi jot a ñëw suñu wayjur wi di Thierno Djibril Wane ak kilifa diine yi mu àndal yépp teew fi ñuy sàkkuwaat ci ñoom ñaan ngir Thiès gën a tegu ci raay yi ngir ñi amul liggéey man ko am ngir ñi dund jafe ci ñoom man ko am ngir bunt yu ubbeeku ba Thiès toll ci foo xamante ni fi ko Sénégal di séentoo mu man faa ne ndax bu Thiès jógee day jógaale waa Sénégal yi ngeen delluwaat ñaanal ñu tamit nag ndax xëy na toog nañu ba heure bi te suba ci suba la ñu fas yéene dox xanaa di gërëm Fagay ci kàddu yu rafet yi nga xam ne vraiment yëkkati na ko ci turu jigéen ñi d'abord mais également mu yëkkati ko ci jëmale ko ci safar bi ñu nekk soxna Ndey ñu ngi lay Ndey soxna Mbay ñi ngi lay gërëmaat bu baax a baax ndax modération bi jaar na ci yoon ak ñépp ñi nga xam ne ñëw nañ fi teewal fi ay kuréel ak kuréel bu ñu mënti doon mais aussi suñu mbokk yi nga xam ne ñooy tas xabaar c'est vrai ñoom loolu seen liggéey la ci dem wuti ay information jottali ko nit ñi sama xarit Fagay bismillah yi ma door di kañ Bamba yaaram ba liggéeyal yàlla borom ba tëdd naa ba digg jóor ma yéemu Serigne Touba di géej ku yër gën a war yitteem mooyul der baag téere ba amul seneen soxla sudul jaamu borom ba ceddo baag nasaraan bay andi rëg-rëg yi lëkkaloog seytaane tey fexeel sëriñ bi xalaat yennaat pexeye yaatu gàggateeru gamam jinna ja faatu it xalul jóge ilaa xaw mi sahadatana wal tax fii na yow ma jami xalxiniraan liggéey bu sell ba mu def maa yombe barkeel na Mbàkke njaareem ba muy Tuuba jaayante naag yàlla mu jox koy xéewal Tuuba lañ ko faye réew mi dajee ki xéewal dem na gànnaar ca Cheikh Sidiya Baba jaaxal na bànni deymaan ca Sarsar yow yàlla noo ngi ñaan ci barkem nabi Sénégal jaare ci yoonu Bamba ba jani Serigne Touba di géej lépp ma làpp yow mal xiyaam ku ko gis yow mu ci ngay sal jërëjëf borom Touba